mbokk yi ni ñu ko waxee ci ndoxteelu xibaaru li ci penc mi ak TFM dañ koy tàmbalee ak communiqué bi procureur de la République fësal xam le ni nag dinañu càmbar bu baax lu bari ci yorinu alalu réew mi ci ay audit yoo xam ni sax dooroon nañu ko ci atum 2008 tegoon ko ci suuf dinañ ko yëkkatiwaat nag bari na ci ay société yuñ ci tudd bari na ci ay ministère yuñ ci tudd war a càmbar ni ñu yore woon alalu réew mi Adia Talla def na ci benn jàngat ñu teewlu ko. ñii ñu tuumaal ne dañu luubal alal réew mi nañuy pare li ko waral moo di procureur de la république taxaw na temb ngir sottil mbir yi mu gën a leer ci communiqué bi mu yónnee Ousmane Diagne xamal na ni ne joxe na dogal ni ko nguur gi bëggee ñu topp képp koo xamante ni tàq na ci wàllu luubalu alal réew mi. càmbar yi ñu tàmbali woon ci atum 2008 te ñu ajandi ko fukki fan ak benn ci weeru janvier 2011 ci ndigalu Cheikh Tidiane Sy mi fi nekkoon ministre de la justice. ubbiwaat nañ ko ñi ngi ci tuumaal di Awa Ndiaye nekkoon fi ministre de la famille Bara Sadi nekkoon fi directeur du port Amadou Kane Diallo mi yore woon COSEC ak Baylawan mi fi nekkoon directeur LONASE. procureur de la république xamal na ni ci communiqué bi enquête yi ñoo ngi koy wéyal te jëbal nañ ko division des investigations criminelles ak section recherche bu gendarmerie. yeneen poñ yi bokk ci document bi mooy information judiciaire yi ñu nemmeeku ci rapport audit Dakar Dem Dikk ministère enseignement technique ak formation professionnelle bu weesoo agence de développement municipal. Aminata Tall di secrétaire général bu présidence de la république moom itam indi na ay leeral ci génn bi président Abdoulaye Wade génnoon ci fan yële jàll moom nag tontu yi mu xamle daal moom mooy oto yu bari daanaka gisatuñu leen bokk na ci oto yi doon dar. oto président de la république doonoon ay 4x4 yu marque Ford la woon te kenn gisatu ko oto yi aussi yi nga xam ni itam dañ ko mayoon réewum Sénégal yu ci bari dañ koo jalgati indi na ci ay leeral dañ ci ànd ak Daniel Diouf. Aminata Tall fas yéene na càmbar ngir leeral mbirum oto yooyee yenn ci ndaamal yi ay réew yu xaritoog Sénégal baaxe woon ko gouvernement bi ya ca des nguuru Sénégal jëndoon leen woto yi nag am na ci ñoom yu ay kilifa ya woon jëndaloon seeni bopp ci njëg ju yomb oto yi nguuru PDS jëndoon yooyu dañ caa sedd ay autorité ak i militant loolu Aminata Tall mi secrétaire général bu présidence xamle ko ci ay kàddoom président Abdoulaye Wade dafa tegoon ci loxoy Abdoulaye Diop ma woon jëwriñ ji yoroon koomu réew mi ay oto yu ay réewu arab baaxe woon Sénégal ci OCI bu 2009 ca oto yooyu mu amoon ci yu ñu jaayoon ci njëg ju yomb niki Mercedes ba doon jar téeméer ak ñeent fukki millions ñu jaayee ko ñeent fukki millions dong ba léegi ci ay kàddu Aminata Tall nguuru Ablaye Wade ca élection présidentielle bi ñu génn wàcce woon na fi lu tolloog juróom benn téeméeri oto ñu seddale ci lu ëpp juróomi téeméer Aminata Tall amu ci ñaari xel oto yooyee alalu Sénégal la juróom benn milliard ak genn wàll la ñu dikkee réew mi nee na nguur gu bees gi dana jël ay motuwaay te dara du ko waral lu dul namm leeraange nee na it ñañu tuumal dara teewul ñu delloo lañu leen di laaj balaa wees. ci wàllu xibaar ba tey dañuy dem nag ci barab bi nga xam ni fa la ñu tegoon kii di directeur COUD bi muy séquestration buñ ko defoon loolu nag indi na ci ay leeral wax tontu na ci ñaari téeméeri contractuel yi ñu ne daf leen dàq te tegu ko fenn ci yoon moom dafa jàpp ni nañ leen dugale woon ca université ba moom moo jaarul yoon te kenn defalu ko ku dul Sitor Ndour dañuy déglu Abdoulaye Diouf Sarr moom mooy directeur bu bees bu COUD àdduna dénk ko Fat Bintou Konté. bi ñuy def passation de service bi ki xamante ne moom laa wutu tey muy Sitor Ndour devant ñi xamante ne ñoo doon gérer passation de service bi posé naa ko question ci affaire personnel mu joxe ay explication moo tax ba may jour boobu dama ne dama signé sous réserve de vérification ultérieure mooy signé naa ko mais ci kaw ma seet après ma càmbar après. bi ma xoolee mbir mi nag mbir mi nekk quand même lu doy waar loo xamante ne kenn mënu ko bàyyi noonu lu doy waar li mooy lan mooy que ne moom bi mu xamee ne lay dem dafa jël lu ëpp ñaar téeméeri nit signé leen contrat yoo xamante ne day dem fekk ñaari at noo yow nekk ci bëre ay at ñooñu jëloo leen xaar bay waree dem yàkkamti bind leen ay contrat yoo xamante ne presque kiy ñëw moom ngay engagé la ñun ñu yaakaar ne loolu.
ci accident la ñuy wax fii ci Mamel la amee accident bi nag ndokk ba ca bakkan rotewul waaye ña ca mucc nag mën nañoo jàpp ni ñu gudd fan lañu ba indi nañ ci ay seede sax dénk ko kii di Chérif Dia accident ba bakkan rotu ca waaye embouteillage bu mag la indi fii ci boori Mamel la amee ñu teewlu image yi ak Chérif Dia. camion bi dafa jéggi quoi daf doon ñëw may ñëw ñu jillante après moom mu jéggi fekk sunu quoi. léegi man ma koy daw côté bi ma seen ko mu bërëngu ci suñ kaw ma freiné après mu ñëw kopp ci suñ kaw non man kay xam naa ni affaire bi moom affaire bu garaaw mbiru yàlla la rek yàlla moom xam nga lu mu nar a rafetal lu ne da koy rafetal parce que moom jaam yëpp lu mu nar a rafetal lu ne rek da koy rafetal noonu rek laa gis man tiituma moom amu ma ci benn problème wax dëgg yàlla tiituma benn yoon parce que client bi ma yëpp sax maa ko génne maa ko ubbil porte bi mu génn après moom dafa dem quoi. frigo bi laa doon dawal fii laa jóge si kaw pont bi. après ma ñëw ba fii sëkkatal oto yi dama doon moytu pour dévier dama moytu oto yi xam naa ne su ma si dalee rek naa rey oto bu ma ci dal rek naa rey ña fa nekk ñëpp moo tax ma dévier ko daaneel oto bi man xam naa ne naa mën a sauver sama bopp moo tax ma def loolu. problème sënu rek laa am mais garaawul quoi. ñu wax ci nappkat yi kuréel gi ëmb nappkat yi nekk ci biir réew mi ñoom yëkkati nañ seen kàddu xam le ni daal ñi ngi sàkku ay ndimbal yu bàyyi ko ci nguur gi bokk na ci ñu wàññi leen njëgu carburant bi te moom mooy maanaam essence bi ñuy jëfandikoo fexe itam ba utal leen ay barab yu ñu mën a jaay ak jënd sampal leen conseil d'administration buy mën a yeggee seen i tawat loolu la ñu àddu xamle seen njiit Abdoulaye Diop lay wuyoo yi kàddu la dénk Maimouna Ndiaye ñu teewlu ko. jafe-jafe yi gën a amal importance moo di ressource bi lañ ni ñu bàyyee ko fi bañ kaa signéti ay accord ak ay bateau yoo xam ni nekkul ci dëkkuñu Sénégal noonu loolu d'accord nu ci parce que li nekk ci géej gi doyatul Sénégal loolu la ñuy wax. ñu bàyyi accord de pêche yi ñu signé ak bitim réew nañ ko bàyyi moteurs yi nañu ko libéraliser homme d'affaires bu nekk bu mënee indi moteur Sénégal comme ni ñuy def ceeb ñu def ko bu ko defee ku nekk nga jënd moteur. ñuy fàttaliku nag ñaar fukkeel bi yoon ba buur Siin Kumba Ndoofeen defee seedeem bu rafet boobe ca Cheikh Ahmad Bamba Khadim Rasoul ca bañ ko fi bëggee jëlee yóbbu ko bitim réew ñu koy fàttaliku ci atum 1903 la woon jamonoy juróom-ñaari fan jàpp fukki fan ak ñett ci weeru juin bis bi dellu si nag ci ay ñaan ak wàcce kaamil jàng xasaayit lañ koy defee Ñoxo Baye Diouf moom mooy président bu association bi koy màggal yi kàddu la ci dénk Adétala ak Ibou Cissé. le 7 moom bu ñu demee ci suba am na ay xasaay yu ñuy jàng Coran du moins livre Coran bi dinañ ko jàng également mais buñ ci génnee danañu def visite des sites parce que Jaxaaw dëkk boo xam ne la dëkku cosaan donc bu ñuy ñëwee dinañ leen won lan moo nekk cosaan ci Jaxaaw le 13 buñ demee Daaru Marnaan donc li ñu def à peu près la ñuy def Jaxaaw mais bu ñu liñ ciy dindi tout simplement conférence amu fa mbiri Sëriñ Tuubaa moo fa ne parce que ay nit ñu ñuy accueillir foofu ñu dem fekki leen voilà. mbokk yi ngeen di wéy ak ñun ba tey di ànd ci xibaaru li ci penc mi ak télévision Futurs Médias ñu fàttali ne daanaka weer toftalu na ci biñ fi amalee festival mondial des arts nègres te ba tey koppar yañ ko defee woon seenub lim kenn xamagu ko loolu nag indi na coow président de la république am na ay maanaam ay xayma yu mu def ci ay koppar yu mu xamle leneen di feeñ ci yeneen yéenekaay bu ci mel ni enquête fësal ko mu mel ni nag fëlëxoo am na ci te dara leeragu ci Chérif Dia ànd ci ak Ababacar Camara def ci ab taxaw seetlu ñu teewlu leen. ba fi ñu toll nii kumpa mi ngi wéy di laxasu ci koppar yi ñu dugal ci organisation ñetteelu édition bu festival mondial des arts nègres. juróom-ñaar fukk ak ñeent milliards yu ñuy tudd nii loolu dafa di xaalis boo xam ne état du Sénégal moo ko génnee ci budget boppam si diggante 2008 ba 2009 ba 2010 leneen loo xam ne kenn mënul xam nu mu day ak fan la xaalis boobu dugg mooy lu ñu doon wax ay pays amis. ma fàttali ni Sénégal moo organisé woon festival bi waaye Sénégal organisé lu ko woon boppam. def nañ festival bi mais li ci ëppoon solo pour Sénégal dëgg la xaalis bi am na solo lool mais li ci ëppoon solo mooy manoore nit ku ñuul manoore der bu ñuul loolu moo ci ëppoon solo li ci des nag comme ni ma ko waxee ñu ngi xaar bu rapport d'audit bi génnee ñu xam exactement ku nekk lan nga def. moonte yéenekaay bii di enquête talaata ji ñu génn xamaloon na ni Abdoulaye Wade mës naa signé ñaari décret d'avance yoo xamante ni mi ngi toll ci ñeent fukki milliards ak ñett te amu ci woon ndogalu assemblée nationale. bi président Abdoulaye Wade nekkee au pouvoir nekk président de la République.
moom moo jëloon inspection générale d'État ni leen auditer leen ma festival bi ñu xam lu ci dugg ak lu ci génn lu dugg ku ko dugal lu génn ku ko génn. jàpp na ne bala muy wax mën a wax dara ci festival bi du mu doxe ñañu ko santoon muy inspection générale d'État xam ne ba léegi ñu ngi fi di liggéey ñooñu génn seen rapport wax ni kat nii la liggéey bi tëddee woon diw moo def li diw moo def li. ci budget 2008 joxe nañ autorisation 5 milliards ci budget 2009 joxe nañ autorisation 10 milliards ci budget 2010 joxe nañ autorisation 18 milliards. boo ko xayma moo nekk fanweeri milliards ak ñett. décret d'avance yooyu noonu dañuy jël ay budget yeneen i ministères yeneen i direction ak yeneen i agence loolu la ñuy compat ba mu nekk 43 milliards ñeent fukki milliards ak ñett yu ngay dégg nii yoo xam ne yokku na ci budget FESMAN bi te kenn boolew ko ci woon ci départ. Abdoulaye Wade ci conférence de presse bi mujj amal lim xamle woon mooy doomam Sindiély yi nekkoon délégué adjointe bu festival bi ñaar téeméeri millions rek la mas a gérer. festival bi Sindiély ca la bokkoon mais moom ci wàllu boppam ba ñuy tàmbali festival bi mu am ay jafe-jafe lañ ko yónnee Gabon mu dem ñu jox ko ñaari téeméeri millions ñu wax ko it la mu war a def ci ñaari téeméeri millions yi mu def ko ci loolu je pense que bu fekkee inspection générale d'État laaj nañ ko jox na leen firnde yi bu fekkee laaj ñu ko it yaakaar naa ne bu ñu ko laajee dana leen wax moom naka la dépensé xaalis bi ñu ko joxoon. ay koppar yu bëri dugal nañ leen ci organisation ñetteelu festival mondial des arts nègres bi ba tax na organe de contrôle yi rek ñoo mën a gindi askan wi ci yooyu koppar. ay weer la ñu mën a wax ni moo des ci examen BFEM yi ak baccalauréat bi te ba tey ji composition yi yenn écoles yi war a def sotteegul fu ci mel ni école mixte Maurice Delafosse ñoom seeni composition dañu ko dàq ba jombul sax am na ay yeesal yoo xam ni dinañ ko ca war a mën a amal ci wàllu njàng mi ak njàngale mi Aminata Mbaré Sow ak Madani Mariga def nañ ci reportage. réunion bi dajale jàngalekatu français yi nekk lycée mixte Maurice Delafosse bokk na ci li ñuy waxtaanee naka la ñoo def ngir wàññi programme cours français ginnaaw bi ñu nemmeekoo grève yu bëri yi ci njàngale mi. ñu ngi wax ne programme bi dañ koo allégé maanaam dafa am lu ñu xaw a wàññi waaw loolu dina ci baax bu ñu xalaatee xale yi ne programme yi daan na métti ci ñoom ak yeneen programme yi histo géo philo xaj na daan na diis. ñu nekk nii xam nañu aussi fan la ñu gën a mën a def suñu captain pour xale yi bañ a am jafe-jafe si méthodologie si exercice la ñuy mettre l'accent du tere nag luy jëm ni poésie luy dem ni roman luy dem ni théâtre aussi ñu def ko ak xale yi ndax loolu moo bokk si programme terminal français. beneen matuwaay ci école boobule di ñàkk amal composition premier semestre. composition premier semestre yi jotuñ ci woon a def lu bëri. mais lu ñu jotul woon a def am nañu quand même note yoo xam ne mun nañu tenir lieu de composition. ñaari weer yu ñu dese ci ginnaaw ci la ñuy jéem a def lu ñu liggéey bu ñu deful woon avant. doxalin boobu ute ak lanu fekk ca cours privé Anne-Marie Javoué fii nag jàngalekat yi sore nañu lool ci seeni programme. fi mu nekk tàmbali nañu ñu ngi waaj a jeexal suñu deuxième semestre boobu donc. ñu ngi waajal suñuy composition comme examen dañ ko dàq ba août dañuy obligé nag fi mu nekk xool nu ñuy arrangé woo ba garder suñu ay élèves ci juillet bi continuer leen a tàggat pour ñu mën a passer seen examen yi ci mois de juillet waaw mais fi mu nekk de toute façon perturbation ñun amuñu ko woon. école publique yi tàmbale am ay jafe-jafe ginnaaw grève bu yàgg bi ñu nemmeeku woon mu mel ni nag bu ñu wàññee programme bi ci njàngale mi dina baax loolu ci élèves yi fas yéene def examen. bis ni tey mbokk yi ngeen jàpp ko xam ko muy fanweeri fan ak benn ci weeru juin di bés bu ñu jagleel xeex wàllu pon muy cigarette ci àddina bi yëpp Sénégal itam di ko màggal ni ñëpp liñ ci nemmeeku rek moom mooy lii di cigarette moom ñi muy boom bari nañ ay millions yi doomu aadama lañ te itam liñ ci nemmeeku war koo xeex ñëpp fësal ko rawatina ñi seen xam-xam màcc ci wàllu wér-gu-yaram di ni ñu gisee xale yu ndaw yi soobu ci bu baax ci wàllu cigarette loolu tax na ba Nafissatou Sylla ak Ibou Cissé ànd defal ñu ci biir reportage ñu mën ko seetaan. cigarette dina faat at bu ne lu toll ci juróom benn million doomu aadama ci àdduna bi fii ci Sénégal seetlu nañu ni toxum cigarette dafa gën a bari rawatina ci ndaw ñi. ñuy commencé tox ay 11 ans rek la ñuy am souvent parce que ñun déplacement yi ñuy def ak suñu programme yi def ci biir école yi. bu ñu leen posé question souvent xale yi ñi nga xam ni ñu ngi nekk ci école ci classe 6e yi bu ñu leen laajee est-ce que yéen am na ci yéen ñu mës a tox
presque genn wàll classe yëpp dañuy yëkkati seen loxo mais ñun ñu considérer que loolu problème la. gàllankooru cigarette nag du lu tuuti te xale yi ñoo ci gën a mën a loru. ku teel a tux loolu lu muy indi mooy teel a am ay feebar jàngoro yi nga xam ne cigarette moo ko indi c'est-à-dire que balaa ñu am 40 ans am nañu déjà 20 ans wala 30 ans de tabac donc loolu dañuy am feebar yu garaaw la ñuy am. feebar yooyu mooy yi ma waxoon sànq mooy dinañu am feebaru cancer dinañu am feebar xol dinañu am ay feebar nga xam ne lu ñuy wax ay bronchite ak emphysème ak leneen ak leneen. ñii dañaa tox cigarette ndax daf leen a neexoon wante tey ji rëccu nañu ko bu baax. ma wax tellement woon yëg baax bonaay cigarette mais bu ma ko yëgee dafa fekk ne nii ma tàmm ko mënatuma ko bàyyi ba léegi. am naa ci léegi ñetti yoon may jéem a bàyyi ba léegi mënu moo waaye tey xam naa mooy doon suma ñeenteel yoon bu nga xam ne ni booy moom mooy baax. ñii nekk ci këru docteur yi ak ñiy xeex toxum cigarette joxoñ nañu baaraamu tuuma ñii di koy defar ndax li ñu ko yombal. ñu ngi invité gouvernement bi aussi mu jël totalement en charge la question de la lutte contre le tabac dans le pays là. dañuy tux parce que cigarette dafa yomb fi premièrement dafa yomb. koñ boo romb fii léegi da nga gis benn boutique day jaay bu nga xam ne day jaay cigarette. tey jii di fanweeri fan ak benn ci weeru mai mooy bésu bi ñu jagleel xeexum tox cigarette mu war a nekk nag ci ñu bëri bés boo xamante ne ci lañ fay jaaree rek bàyyi tox cigarette. bisub tay bi du wàllu cigarette rek la ñu ciy màggal dañ ciy màggal itam wàllu football ba Sénégal gagné lii di France mu nekkoon champion moom mooy ñaareelu indépendance bu Sénégal. ci diggam ak France Marie-Christine Mendy dellu si na ci ànd ci ak Mar Dieng. ci El Hadj Diouf débordé dese yi le bëf di jébbalu mu romb ko fa Barthez génn mu centre bal bi dal si loxo Barthez bi muy gestu nekk Pape Bouba dugal na caaxi bu yàgg. 6 heures du matin dañoo yeewu julli rek taxaw ci kanamu télé bi waaw seetaan moom parce que quand même mbir la boo xamante ne amul musul am daal donc bu amee moom dañ koy màggal. Sénégal dem coupe du monde gulleet teg ci mu naroon daje ak équipe bu mujj woon gagné lii di trophée bi. période boobu ñi bari xaaruñu woon Sénégal ci compétition bi mu ñëw match d'ouverture door France loolu galvaniser leen ba je crois que enthousiasme boobu moo leen yóbbu ba quart de finale. 42 ans après notre indépendance notre accession à l'indépendance ñu ñëw jouer cette même équipe. de la France boo xam ne mënu coloniser ñu gagné ko ça montre quelque part notre indépendance quoi notre indépendance par rapport à ce pays. ndam lii doomu Sénégal yi duñ ko fàtte ba mukk tey jii équipe su yees am sénégalais yi di laajte kañ la ñoo amati équipe 2002 ba. télévision Futurs Médias di màggal bis bi Sénégal amee ndam ci wàllu football ci kaw France. xibaar mbokk yi ci la ñuy dikk daal muy focus bi taxaw seetlu bi moom dafa aju nag ci wàllu terrorisme ak CEDEAO di kuréel gi ëmb réew Afrique yi fare sowu jant ci genn tàggatu gu ñu leen doon seqal ñu seq ko ak yeneen i kuréel yu yittewoo wàllu xeex terrorisme li ko sabab nag mooy xool yan matuwaay la ñu war a jël ci karange ba mën a mucc ci xeet googu nga xam ni terrorisme la ñu koy wax. Ababacar Camara ak Émile Diouf ñoo àndoon ca cérémonie ba ñu doon tëjee séminaire boobu daanaka ñu ànd teewlu ko. L'actualité de notre région est marquée par de graves crises. dëkk yi ne Afrique sowu jant ñu ngi jànkonteel ay crises yu doy waar mu di ca Guinée-Bissau wala ca Mali ba tax na président Yayi Boni mi jiite kuréel bi ñu naan Union africaine yëkkati na kàddoom ne bu ñu deful ndànk situation bi mel ni la xew ci Afghanistan kon boog jot nañu jëf. Il nous faut donc faire face. jëf jot na ngir jàmmarloo ak xeetu terrorisme bi tàmbalee law ci Afrique sowu jant mbootaayu état yi bokk CEDEAO fas yéene nañ jël seen matukaay looloo waral formation bi ñu jagleel xeex bi ñuy xeex li di terrorisme. The purpose of the course is actually to lay. formation bi li ko wundu mooy naka la ñuy fexe ba tëral programme buy dooleel dëkk yi féete Afrique sowu jant ngir ñu mën a xeex li di terrorisme. formation bi ñu ngi ko organiser ngir yee sunu service de sécurité yi ci mbir mi nga xam ne mooy terrorisme ak nan lañ koy xeexee loolu moo taxoon ñu dajale fii kàngam yooyu yëpp pour gën leen tàggat ci xeex terrorisme. ci diiru fukki fan ak juróom-ñeent ay kàngam yu xarañ ci wàll wi ñoo doon tàggat ñi bokk ci formation bi ñooñu lee gis ci seen njëriñ bu baax a baax.
Ça m'a apporté. séminaire bi am na njëriñ torop si ñun yokk na suñuy xam-xam lépp ci wàllu kaaraange ak ni ñuy war a xeexee terrorisme. formation bi may nañu lu bare tax na ba ñu gën a jàngat gën a comprendre phénomène terrorisme bi ñu nemmeeku léegi ci Afrique sowu jant. séminaire bi lee ñëpp jàpp nañu ne dina nekk jéego bu am solo ci xeex bi ñu namm xeex terrorisme fépp ci biir Afrique sowu jant. focus bi daanu na séminaire bi muy formation bi itam jeex na aju woon ci tàggat kuréel yu bari yi yittewoo wàllu xeex terrorisme loolu moom moo ko yëkkati woon lieutenant colonel Abdourahmane Dieng la ñu ci recevoir lieutenant ñi ngi lay nuyu. maa ngi lay fay. waaw lieutenant laaj bu njëkk bi rek moom mooy lu war a tax maanaam diirub lu toll ci 20 fan jege na ko ñuy tàggatu ci xeex wàllu terrorisme. maanaam dafa gën a am ay jéego ba tax ñu war a jël matuwaay yu ñu ko xeexe ndax loolu moom sabab lëlub tàggatu boobu. lëlub tàggatu bi li ko sabab moom mooy ne que dañu toll ci jamono yoo xamante ne terrorisme dafa lëmbe suñu région. te mbootaayu xeet yu Afrique sowu jant CEDEAO décidé ne que bu nu amee stratégie am plan d'action boo xamante ne moom nañ koy mettre en œuvre. laaj na ñi nga xamante ni ñooy tàggat nit ñi nga xamante ni ñooy aar askan wi nu jox leen xam-xam yi doole ji ak melokaan yi nga xamante ne moom moo leen di mën a tax nu mën a def seen liggéey ni mu waree. loolu moo tax ñu jël ay nit jële leen si fukki réew yeex juróom boole si wàllu Mauritanie ndax nu dajaloo nu former leen nu xam lan mooy terrorisme ak ni nga xamante noonu lañ koy lëmbatee. ni nga xamante ni justement mooy loi yi ñu si war a teg. ak naka lañ koy. mën a boole suñu doole ñun ñëpp si réew yëpp pour mën ko xeex. waaw ku wax terrorisme xeex ko mon colonel yaakaar naa di nga wax matuwaay yi nga koy xeexee ndax bu ñu ñëwee ci Sénégal gi nga xam ni moom la ñu nekk tey jii matuwaay yooyu yemb na ngir xeex ko gannaaw bu ñu la tàggatee ba noppi ndax itam tàggat bi xëy na jombul mu war a ànd ak jumtuwaay. Sénégal dëkk bu organisé la en général dëkk yi nga xamante ne seeni institution dafa taxaw en général. mbiru terrorisme bu fay mënee am tamit ndax du ñàkk ndax terrorisme bu xësee ba dugg ci benn gox réew yëpp la concerné réew mel ni Sénégal ay institution am dëgër nañ dëgër boo xamante ne lu fi mën a xew tamit yaakaar nañu am nañ yaakaar ne que ñoom dinañ mën a taxaw jàmmal ak ñoom wante terrorisme dafay loo xamante ne kenn mënu ko xeex ci benn réew yi rek il faut que réew yi boole seeni doole Sénégal ak yeneen réew yi nga xamante ne ñoo nekk ci gox bi bu nu boole te coordonné suñuy activité si leen mën a xeex parce que terroriste bi la muy xalaat du ay frontière u Sénégal la muy xalaat moom mooy gox bi ko intéressé ak la mu bëgg def rek. d'accord waaw mon colonel man li ma jaaxal mooy pourquoi Sénégal war a daloo lël bu ni mel te menace bi xëy na nekkul menace bu ñu mën a teg loxo ci wàllu terrorisme ci réew mi lu tax mu war ko mën a daloo Sénégal. loolu xalaat la boo xamante ne xalaat bu doy waar la xalaat bu doy waar la te du xalaat bu àndax analyse bu leer. souvent dañuy wax ne terrorisme ñeneen ñi la concerné. loolu la waa Nigéria doon xalaat loolu la waa Mali doon xalaat ba mu jékki-jékki nekk seen biir dëkk. terrorisme ba ngi suñuy tànk ndaxte am na ay temps yoo xamante ne Mauritanie ba fa dara amee ñun doon jàpp ñu ngi leen jàppee Gambie ñenn ñu jàpp leen Dakar ñenn ñu jàpp leen Bissau ki ñuy dàq sib sàcc jàppee ko sa biir réew boo ne sàcc amu fa problème am na de. moom kañ nañ ñaan yàlla pour le moment dara xewagu fi te nag suñuy activité ñun ñetti fànn la dañuy prévenir balaa muy egsi bu egsee nu war ko mën a xeex te bu fekkee justement ñëw na ba pare nu mën a xool naka nañu mën a defaraatee nit ñi defaraat askan wi ba loolu dootul dellu setti. moo colonel tudd nga léegi ñaari réew yoo xam ne dafa sës rëkk ak Sénégal yaa wax Mali wax Gambie réew yooyu nga tudd moom te fu ci nekk mën nañ fa dégg terrorisme te réew yooyu dañoo digaloo ak Sénégal ci frontières yi ndax am na matuwaay yoo xam ni jël nañ ko ci. li ma mën a wax mënuma wax ne Gambie sax terrorisme nga fay yëngatu Mali moom. am na fa bu baax a baax ndaxte justement tey jii waa AQMI ñu ngi jàmmaarloo justement donc waa réew mi ba xaaj na réew mi ñaari parti li ma ko mën a waxee mënuma la wax exactement Sénégal lii nañ def wante au niveau de la CEDEAO ñu ngi jël justement donc matukaay yi nga xamante ne dina mbootaayu xeet yu nekk si biir gox bi dina mën a ànd pour mën a justement donc dimbali Mali pour jëlee ko fi. te yooyu mën nu ko def
te ñi nga xamante ni réew yi sës rek yokk nu seen doole Sénégal si la bokk mais aussi réew yu mel ni Mauritanie si leen bokk mais aussi ay réew yu mel ni Côte d'Ivoire ak Guinée ñoom ñëpp fi mu toll nécessité la pour ñu yokk seen i kaaraange pour ñu yokk seen i doole parce que li yot si ñag bi la jëm te balaa muy egg si nag war nañ ko mën a arrêté ñu war nañ cee mën a xoddiku mon colonel laaj bu mujj rek moom mooy askan wi nga xam ne ñoom ñoo lay seetaan seen kaaraange nekk ci sa loxo terrorisme baat bi tiital leen gannaaw tàggatu bi lan nga mën a wax lu dalal seen xel ni kaaraange yi ci war yëpp ak matuwaay yi dinañ ko ci jël ba loraange du dal ci kaw askan bi xaaruñu ba terrorisme egsi fii ñu tàmbali ko depuis 2009 CEDEAO commencé na développé benn stratégie boo xamante ne fukki réew yi juróomi ñoo si bokk ànd nu koy dox di def si matukaay yi def si li nga xamante ne moom lañ si war a def yépp ba adopté nañ ko fi mu toll desul dara lu dul ministre yi daje pour ne ànd nañ si bu ñu si àndee am na aussi plan boo xamante ne moom mooy plan de mise en œuvre bi am na aussi déclaration politique looloo waral nag balaa yi ma jiital nii nu adopté ko définitivement nu commencé former nit ñi ndax nu bokk pas-pas bokk xam-xam bokk ni nga xamante ne dinañ ko def pour xeex terrorisme sous la région terrorisme dafay lu doy waar wante nag benn problème rek problème mu sécurité rek comme beneen problème mu sécurité na mu day réponse ba nga xamante moo si adapté rek si la ñuy taxaw te loolu mooy suñu yitte te incha allah lépp lu si war dinañ ko def incha allah. d'accord xam naa dinañ ci dellu si waat ak renforcement yi CEDEAO di laaj yëpp te war ko am loolu ci kàllaamay tubaab di nga ci dikk ak Ibou Kane Diombul mu nekk l'incontournable kon lieutenant colonel Abdourahmane Dieng ñu ngi lay gërëm di la sant ci wuy si bi nga wuy si télévision Futurs Médias kon mbokk yi fii la ñuy yem ak yéen ci xibaar yi maraxi la woon ak télévision Futurs Médias li ci penc mi. ñu leen di jox daje incha allah 20h ak Ibou Kane bu ci yàlla àndee jërë ngeen jëf mbokk yi.